mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarwaat ak yéen nag tey nag ñu ngi waat fii ci Grand Dakar seet si koo xam ne mën naa ne sunu frère la sunu xarit la sunu jumeau la Baye Fall bi koo xam ne dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat te sàmm ko ndax li ma naan làpp taakay baayam parce que ku ko dégg micro mu wax rek du nga ne lu tax mu war a wax ñu koy ñaanal yàlla sàmm ko musal ko ci ayu micro lafal ko cat te defal ko jàmm ci barke borom Touba muy Baye Fall pire na tey ñu seet si ko war a waxtaan moom nag ci actualité làmb ak ni làmb ji déroulé rek kon ma bàyyi ko mu nuyoo Mamadou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Mouhamadou Fadal di la siyaare di am mbégte di la dalal ci kër gi xanaa li waral masque yi àdduna yëpp xam nañ ko mooy feebar bi nga xamante moo am ci àdduna coronavirus Covid 19 ñu ñaan yàlla sunu borom génnee ko ci àdduna ba képp ku mu dal sunu borom def nga wér ku mu dalul yàlla bu mu la dal. di ñaanal suñuy médecin yàlla may leen doole ba képp ku tawat rek ñu faj ko di kontaan nag ci dalal la ci kër gi yow ak ñi nga àndal waaye dafay tey mbégte dama ko am li ko waral mooy ki ma jàngal métier tey moo ñëw jël si ma muy Médoune moom moo ma xooloon ci turbine bi ne ma wàccal ma wàcc mu ne ma am teel micro bi laajal mbër mi lu ma koy laaj mu ne ma laaj ko nee ko lii ak lii ak lii mu def ko benn yoon mu réussir ñu continuer ci mu may jàngal fii ngay dem nii ngay waxee fii ngay waxee nii ngay waxee ba tey jii lii am ba tey jii ci sama coach la moom mooy sama maître ma koy nuyu di am mbégte lool ci dalal ko ci kër gi ndax kër gi këram la loolu daal laa xam ni kontaan naa ci trop ndax ku jàng ba sa maître ñëwaat di la jël interview loolu mbégte la am naa ko loolu maa ngi koy siyaare sëtu Bour Sine bi. waaw muy ku baax sëtu Bour Sine la di El Hadj Médoune Diouf nga xam ne moom mbaaxam taj na réew mi ngay ku reconnaissant ndax nit danañ ko jàngal def ci moom lu baax mu màgg fàtte. kon boo delloo indiwaat kàddu yi kon yaakaar naa ne fàtte woo dañuy ñaan rek yàlla gën laa defal jàmm te bàyyi la ak moom muy nit ku baax nit ku riis koo xam ne dënnam dafa yaatu muy nit koo xam ne c'est un monument ci presse kon Diouf ñu ngi ñaan yàlla guddal sa fan te sàmm la te bàyyi la te taxaw la muy sama doomu ndey nag mais du moo duñu ñëw nag ci actualité li nga xam ne muy rëcc ci dëkk bi li ci jiitu mooy L'Oeil du Tigre bi nekkoon ca TFM ñu dégg ni jóge na fa léegi ñëw Bantamba TV loolu luñ ci mën a am ci lu leer. waaw loolu ak sant yàlla la parce que nit bu nekkee ci benn mbir ba yàlla sunu borom dogal ci nga dépassé niveau bi nga nekkoon mooy kan âge Bécaye Mbaye mi nga xamante ni moom la yàlla dogal tey ñun lii ñu nekk yëpp moom la mu nekk ci Bantamba liggéey ci liggéey bu tax tey jii nii mu indi doomam mu nekk fa di liggéey mu jóge fa nekk ci beneen bërëb nekk fa ak ñeneen ñoo xam ñoom la doon liggéeyandool muy L'Oeil du Tigre te yàlla sunu borom dogal foofu mu doon liggéeyee ba bàyyi fa doomam. njiit gi woowaat ko ne ko da nga waratoo liggéeyal kenn da nga war a liggéeyal sa bopp ba tax na télévision la ñuy jël ñu jox la ko nga liggéey ci comprendre nga ñëw ba woowaat ko ne ko ñëwal nga liggéeyal sa bopp tey loolu ak cant la mu nekkoon nag ci émission boo xamante ne moom la doon def foofu ñu koy wax L'Oeil du Tigre moom la woon ak Moustapha Guèye ak Mbaye Fall ñoom ñoo yoroon émission ba doon liggéey en partenariat laa mën a wax ak TFM ndax ñoom ñoo doon produire ñëw TFM defal leen diffusion tey jii nag yàlla dogal âge Bécaye moomu nga xamante ni nii moom moo yoroon moom moo yoroon émission ba yor télévision démb la Moustapha Guèye ak Mbaye Fall ak âge Bécaye toogandoo ak ki nga xamante ni mooy El Hadj Ndiaye ñu waxtaan ba déggoo ci ay kàddu ba d'accord ci lépp loo xamante ne nii moom la ñu war a def muy confirmer ni L'Oeil du Tigre jóge na foofu nga xamante mooy TFM ak Moustapha Guèye ak Mbaye Fall ñëw rejoindre ki nga xamante mooy seen xarit seen soppe âge Bécaye Mbaye waaw loolu moom leer na. ndax mën nañoo xam ndax kàddu yi kàddu moral la wala lu xaatim la. waaw loolu ay kàddu yu ñu waxtaanee la ba pare xaatim nanu. kon daa mel ne wuri wa dem na kër. déggoo am na. waaw déggoo am na Moustapha Guèye jóge na Télé Futurs Médias ñëw na fi nga xamante mooy ci Origine SA. waaw ñuy ñaan yàlla defal leen ci ndam defal leen ci barke ba bruit bu émission bi amoon ca yeneen organe de presse ak moom bu ko raw fii ndax âge Bécaye tam mérité na lu raw lool ci làmb li ma naan ñun képp kuy téye micro di wax war nga saa bu weddee nga domp ñeenti dërëm sax mbaa juróom ne ko ñoo la ko jox àllarba ci rafetal ak yaatal ak ñemeloo ndaw ñi ba nit ñi ñemee am accès ci biir média loolu dañ koy sant âge ndax ku santul ni du sant yàlla tey loolu bi tàbbee ci biir Bantamba TV fan ngeen ko bëgg a yóbbu.
ñooñu loolu bu mu tàmbee ci biir Bantamba TV def ci loo xamante ne nii musu ci am parce que ku xam origine SA xam 2STV bu fekkente ne télévision dafa jóge ci biir 2STV di dem kon yaakaar naa ni innovation création ak liggéey bu mucc ayib yaakaar naa ni dinañ ko fa gis te d'autant plus ki ci nekk Age Bécaye Mbaye doon koo xamante ne nii moom ndaanaan la ci wàll c'est un monument ba pare ndaanaan la ci wàll bi mu nekk kon lépp loo xamante ne nii amoon na parce que bi mu nekkee TFM mi ngi woon ci niveau bu doy waar wax dëgg yàlla ñëpp di ko suivre man mii ñoom maa ngi ñoom a bokkoon jour émission dama doon am problème dëgg neexul parce que ñoom kenn mënu leen a concurrencer parce que ay kàngam la ñu duo bu trio la woon wala sax 4 personnes la woon ak Alaaji Papa Dieng xam nga kon ñooñu kenn mënu leen a concurrencer kon yaakaar naa ne bu dee jóge nañu foofu ñëw beneen départ la waat te yaakaar naa ne kii di un nouveau départ di beneen façon liggéey wax beneen façon boo xamante ne dana ci am dinañ ko yóbbuwaat ci beneen niveau boo xamante ne bu kawe lay doon incha allah. mën nañoo xam trio ba amoon fee ndax mën nañ koo njort wala. trio bi day amaat ndax Alaaji Papa Dieng ak Alaaji Bécaye lundi ak mardi lanu bis doxul ci seen diggante ñoom ñaar lenn lanu te Moustapha Gueye gannaaw ba mi ngi ci ay di Tigre moom it trio lay doonaat rek xanaa kon kay man maa ci yokk sax di leen defal ay éléments loolu dana ëpp maay doon seen journaliste maay dem élément bu ñu bëgg ma dem tourné ji ko maay doon doggali ji maay ndongoli di wari comme li may defal Médoune rek di dem di jëli di indi leneen liñ ci fort nag ci leneen mooy ñu dégg ci ñi ngeen ak Luc Nicolaï Enco loolu lu njort la. waaw loolu tamit mbir la moo xamante ne nii yaakaar naa ni kóllëre la parce que li may wax ni Médoune Diouf mën na koo seede ci diggante Age Bécaye ak Luc Nicolaï am na ci lu bëri loo xam moom Médoune fekkee na ko te toog na mu am kon yaakaar naa ne bu dee Luc Nicolaï dafa ñëw fekk si Age Bécaye mu yor télévision mu ne damay ànd ak yow ngeen ñu liggéey loolu yaakaar naa ne kóllëre la mbatt moo dellu ca ndaala rek ndax Luc Nicolaï bi ñu koy xam dëgg mook Age Bécaye Mbaye la woon kon yaakaar naa ne tey bu Age Bécaye amee télévision mu ñëw pour jàpp ci liggéey bi waree fam la def Luc Nicolaï xëy na xaatimaguñu ko mais accord de principe am na ci déggoon nañu ci ay kàddu te Luc Nicolaï pare na pour liggéey ak Bantamba TV. yàlla na ko ci yàlla defal ndam te ñun ñëpp ñu ànd ko bu ñëw nag ci actualité làmb Mamadou ñu ngi dégg ay combat yu taxaw ak Covid bi fi mu nekk kaay di gën a élevé ñu dégg ay combat yu taxaw loolu ban gis-gis nga ci am. waaw dafa xaw a doy waar nag dafa xaw a doy waar en ce moment ñu ne combat yi mi ngi taxaw te li nga xamante ni moom moo am ci àdduna ñëpp gis nañ ko mais dafa di ñun dañoo nekk ci benn pays bu ñu ne c'est un pays qui est en voie de développement du coup du ñu mën a am benn niveau. comme waa extérieur su ma ko waxee occidentaux yi laay wax comme tubaab yi gis nga leen ñi ngi football te nit duggul ci stade bi mais ñoom am nañu moyen am nañu système boo xamante ne nii ñu ngi koy def ba seeni jour di fayeku parce que lépp luy télévision buy dugg ci seen stade da ngay fay droit télévision te ñoom seen droit télé rek mën naa fay Messi fay keneen ak keneen ak keneen léegi ñun nag amuñu loolu lii dugg si na ci réew mi balaa làmbaam il faut Covid dañ ci réew mi parce que ñun loolu noonu lañ ko mën a defee mënuñoo bëre à huis clos mënul nekk bëre à huis clos moom kenn xalaatu ko. léegi sax mbër bi ne ci ginnaaw ñu sànni ko kere mu màcc leen. loolu dafa neex Balla Gaye 2 day nekk ci biir làmb nga sànni ko mu xama mu jug foofu ba pare dafa am loo xamante ne dafa am ci diggante mbër ak supporter am te dañ koy sentir nii nag dañuy ñaan yàlla suñu borom mu jële fi Covid mais aussi di waxaale suñu nguur gi nañu bàyyi xel xale yi nga xam ñi ngi yëngu ci tàggat yaram au Sénégal lépp taxaw na. footballeur bi footballatul basketteur bi basketatul mbër bi bëreetul handballeur bi la même chose ñoom ñëpp ku ci nekk say mbir taxaw na te loolu gouvernement rek moom moo ci mën a jël matuwaay boo xamante ne nii ñëpp dinañ ci gis seen bopp dañuy ñaan yàlla lépp dañ xanaa balaa 2021 xanaa balaa janvier 2021 ñi ngi ñaan yàlla Covid dañ fi bu dee dañ na fi yaakaar naa ne buñ tàmbalee 2021 dinañ am saison bu neex waaw. Mamadou noo gisee combat yi jot a taxaw nag benn ci diggante Balla Gaye Gris Bordeaux tey boo jàngatee boobu combat. combat Balla Gaye Gris Bordeaux combat bu fi amoon la il y a même pas 2 ans mu amaat kon dafay wane ni ñoom ñaar seen combat nit ñi ñoo ko bëgg. promoteur yi ñu ngi koy xëccoo ba am na promoteur bu ko taxawal muy combat boo xamante ne nii nag ça promet li tax ça promet ñaari mbër ñoo koy bëree yoo xam ñoo yem jikko. duñu arrière ci kanamu benn mbër ñaari mbër la yoo xamante ne nii seen combat bu njëkk gis nga ni mu meloon danoo xeex ba làmb ji jeex te ñi ngi yaakaaraat ni loolu dina ci amaat ci combat bii di ñëw mais lu ci mën a am rek Balla Gaye 2 bu dellu INSEPS bu fa defee temps del si Gris Bordeaux bu dee daa dem Espagne
waaye xam nga li ma jeexal damaa seeti giri mu ne ma bee dama ko yóbbu à la mais bii dama ko bëgg a duma daan ko xam nga giri nag day sama doomu day di sama xarit mais neen damay duma Balla Gaye. xam nga Gris Bordeaux moom ndaanaan la. xam nga Gris ndaanaan la. Gris Bordeaux combat am bu taxawee par force dafay neex. xaleb ci kii bi xaleb face bi li tax combat am dafay neex communication moo neex. Gris Bordeaux communication moom moo day jaay combat moom ak Balla Gaye 2 ñoo yam xool seen combat bu njëkk. liñ ci waxante ay mbër mosuñu koo waxante. waaye li ma jaaxal ki muy dajal. ko kenn du moom Médoune xam na ni mu tudd Tambala Sabé la. cey Tambala Sabé cey Tambala Sabé. Tambala Sabé la. xam ne boolewul dara ki wax. boolewul dara ki wax barki boolewul dara ki wax ku mu taxawal mu leer ko non waxuma la mu leer ko ni moo ko mën sax mais ku mu taxawal rek moom jàpp na ni moo la man te day dal sa kaw. Gris Bordeaux mi ngi nii di ma xool xam na ni Balla Gaye bu arbitre bi sifflé Balla Gaye da koy song moom giree la gën a xam loolu kon combat boobu kay que le meilleur gagne. Mamadou Boy Niang Tapha Tine bi nga xam ne jàpp na ne Tapha Tine moo daq dóor ci làmb ji te Boy Niang bokk na ci génération mbër yi daq xeex loolu moom nangul doon ko combat boobu tey boo ma doon jàngatal combat bi. c'est un combat de différentes générations Tapha Tine moom moo njëkk Boy Niang ci làmb bëri nag combat royal moom Tapha Tine bëri na fii digganteem ak Balla Gaye digganteem ak Bombardier c'était pas un combat royal mais combat royal la parce que ñoom ñaar seen tolluwaay mel noonu ci làmb c'est daan nga combat am ak Elton moo daan Tapha Tine moom moo Tapha Tine moom moo daan Cek moo daan Abdou Diouf moo daan ndaanaan yi nga xam ne ñu ngi ci làmb gis nga keroog digganteem ak Yékini Junior moo daan Guy gi Tapha Tine dañuy wax ci moom dóor yi rek te pourtant ñaari combat la bëri dóor mook Elton la ak mook Bombardier yi ci des yëpp daa bëri xoolal mook Boy Sey mbër la Boy Niang nag nekk xale boo xamante ne dafa nekk ci yoon di yéeg dafa nekk ci yoon surtout Cheikh Yérim bi comprendre nga mu nekk xale boo xamante ne nii aussi moom am na lu mu prouvé ci làmb ba tax tey jii mu ñëw bëri si mais prouvé bi mi ngi dajeeg ku doy waar mi ngi dajeeg ku ñëpp teggi mi ngi dajeeg koo xamante ne nii arbitre bi boobu bu sifflé dama ne ko Tapha loo indi mu ne ma saakande ma ne ko luy saakande mu ne ma làmb ja ngeen koy xam ma ne Boy Niang loo indi mu ne ma ñor taa bee gën gësam loolu de commencé na caxante ñoom ñaar. Tapha Tine indee takk sirip làmb ji ñëpp tax nañ ci. takk sirip moom ñëpp taxoon nañ ci. xaw ma nag saakande man de daakande laa xam. daakande laa ko tax ma ne ko moo daakande mu ne ma déedéet saakande ma ne ko luy saakande mu ne ma làmb ja ngeen koy xam. kon bokk nañ bàyyi ba làmb ja dinañ ko xam ndax d'habitude bu mbër waxee loolu seetlul mbër yi ko fi wax yëpp bu làmb jaa danañ ko wane Boy Niang ne woon na Sa Thiès bu arbitre bi sifflé bu wàccee loxoom foo ma rombate di nga ma wax kàppoo te bëri na kook moom. beneen combat bi nga xam ne nag buñ koy bëree IPRES day ñëw taxaw. Bombardier Eumeu Sène ku ci daanu da ngay wàcc loolu moom yàlla def loolu. boobu combat noo ma koy jàngatee. c'est le combat des vétérans. c'est le combat des vétérans. combat la boo xam ne tey jii ñoom ñaar ñëpp ku ci ne yaa ngi ci buntu génn làmb. non du question de sax yaa ngi ci buntu génn làmb ñoom ñaar ñoo gën a yàgg ci làmb en ce moment ñoom ñaar ci mbër yi nekk ci làmb ñoom ñaar fi gën a yàgg. Bombardier avait fait l'erreur d'attaquer Eumeu Sène seen premier combat waru ko woon attaqué daa waroon taxaw xaar parce que Eumeu soxla couronne Bombardier dem bëreeg moom waru ko woon a def Eumeu xaar ko bëreeg moom daan ko te bi yoon Bombardier moo war a dem attaqué ji parce que mooy ñëw jël si revanche. waaye mu attaqué Eumeu Sène ndax wóor na. ba attaqué woon na ko. lu mu te jëlee woon. Eumeu daan ko. mu war a attaqué waat. bu bomb te daa war a attaqué waat bii di ñëw ku leen ni bomb du attaqué waat da lay nax de. bomb da ngaa mos a gis ku mu attaqué wul. ku fi mën. nu mu ko def attaqué fu mu bëreeg moom song ko. da koy dàq. kon mu lay wan ni combat lay doon boo xamante ni te Eumeu Sène tamit bu ñuy xool le combat des gladiateurs yëpp moo ko fi bëree. moo bëree Gris Bordeaux. gis nga na mu demee moo bëreeg Modou Lo. gis nga ni mu demee moo bëreeg Balla Gaye digganteem ak Lac de Guiers. moog Bombardier bu mujj rek jël na ci coup. comprendre nga mu nekk ndaanaan moom it surtout Samba Xoyaan bi ñu koy nuyu Demba Ngom ak Demba Ngor Demba Fari maa jigéen ñu koy nuyu xarum law ba ndee la ci am ñu koy béggee bu baax a baax di ko siyaare mais combat la boobu moom c'est le combat des vétérans ñoom ñaar ku ci daan nga toog yeggali sa 1 an wala 2 ans yi la dese ku ci daanu nga jéem a xool noo def rek. Guy gi Garga Mbossé di combat boo xam ne ñu ngi koy wax taxaw na Guy gi rek dama juum. Guy gi rek combat bu jaadu la làmb garab la ci kaw lay fekkantee garab la de ci kaw lay fekkantee te rëg-rëg dafa daan ay ñu tax mu war a bëreeg ñii Elton la mujjee daan Tapha Tine ko fi daan
avant muy daan Elton ñi mu maaseel man seetaan naa rëg-rëg Jorron seetaan naa rëg-rëg fils de Balla seetaan naa rëg-rëg ak Balla Gaye 2 Balla Gaye junior barki démb ma xoolal moo Gris 2 nam ko zongale ñoom ñëpp dañ koo war a jël combat la boo xamante ne bu jaadu la waaye nag mi ngi bëree ki gën a naqaree bëreel ci làmb ci Ama Baldé 2012 kenn ëpp ko doole ca la gëj a daanu ba tey bi mu ñëwee teg sañ-sañ daa daanu la mu dese woon la def guy gi ne ko nañ dem nga tëddi bi muy daan Siteu keroog Siteu daa ñëwoon pour rattrapé wu keroog bërki démb tegaatal nañ la bi muy daan nees nekk ci daan Papa Sow daan Ama Baldé daan daanaan yi ne ci làmb combat la boo xamante ne combat bu mag la guy gi na moytu rëg-rëg yegg ko fu sori fii ko Ama Baldé yegg ak fii ko yeneen gars yi yegg bu ko fa rëg-rëg yeggee làmb ji jeex waaw te rëg-rëg ba mu forcé attaqué guy gi waaw ndax ñi ko mës a forcé ñëpp am nañ ci mbetteel ñi ko forcé ñëpp dañuy daanu ñi ko mës a forcé yëpp daanu nañu mais nag guy gi jox cër rëg-rëg xam ni raxam la waaye mi ngi bëreeg ndaanaan mi ngi bëreeg ku mën a bëree waaw yow ku am sañ-sañ kuy taxaw di bëreeg nit na jël leen 5 millions ci sama cachet teg ko jox ko waaw loolu kooku mooy kan kooku moom mooy témbalaay xanaa kooku de mooy témbalaa kooku leneen li ub dëkk bi nag mooy Sa Thiès Garga Mbossé nga xam ne ñu ngi naan taxaw nag taxawul mais tey combat bi bu taxawoon tey noonu ma koy jàngat combat bu jaadu la combat bu war a am la parce que ñoom ñaar ñëpp dañu toll ci benn niveau wu fekk ji Ama Baldé ak Boy Niang Sa Thiès dafa raté son examen contre Boy Niang Garga Mbossé amoon benn tuuti léger retard bi li ko waraloon du ay adversaire am dañ ko raw déedéet dafa daawul bëre moment bi ay adversaire am di bëre parce que seetlu nañ benn moment Boy Niang Ama Baldé Sa Thiès Lac Rose ñoom ñooy bëre la Garga Mbossé ñëw daan Tonnerre teg ci Lac Rose teg ci Moussa Ndoye ay ndaanaan rek la si teg Sa Thiès ñëw nag bëreeg ñi nga xamante ne daanaka ci làmb ñoo gën a naqaree bëreel ñoom Boy Sey bëre fi ak ay ndaanaan bëre feek Siteu bëre feek Jordan bëre feek nees nga gis ni mu ko daanee mu nekk ndaanaan ci làmb da koo xalab daw jéggi ko làmb ja yàggul comprendre nga mu ne combat boo xamante ni nii nag Sa Thiès day attaqué te Garga day xaar waaye mbër tigi boo ko bëggee gis jàppal Garga Mbossé xar ki yonent bi juuf cey bu lange man bu laggee ngay wax mais Garga Mbossé muy njuug njool ma mu yàgg mu gàtt waaw mbay dafa làmbe waaye faadal waaye waaye tey nag comme ak lamb bëgg diggante Diène Modou Anta combat bi xaw a dëgër Diène Modou Anta ama neex Moussa Ndoye dañ leen war a defal tournoi ñu bëree ñoom ñeent parce que Diène Kaïré dafa war a bëre ak ay magam en ce moment parce que bëre naa ki moroomam dafa war a bëre ak ñi nga xam ne ñu ngi ci beneen classe bi yàlla dogal na combat am ak Quench bi passé ñoom ñaar gis nga ni mu demee amateurs yi kontaanuñu ci ñoom te ñoom xam nañ ne kontaanuñu ci ñoom Quench am na beneen combat mi ngi koy waajal mais Diène Kaïré nag ñooñu ma la fi limal ñëpp même bu dul tournoi ku ci nekk war na mën a bëre ak yow parce que foofu la toll tamit mbir boo ci nekkee ñi la mag il faut ñu lay may chance nga yéeg parce que ñoom ñii fi nekk ci yenn niveau yëpp dañ leen a may chance ba ñu yegg si fii Diène Kaïré ak Moussa Ndoye nga ma wax combat bu jaadu la Diène Kaïré Modou Anta combat bu jaadu la du ngeen tëgg la waaw yàlla baax na mais yàlla baax na waaw na Modou Lo Ama Baldé laay la laa ay waay làmb jooju et puis arène nationale waaye ku ndekki rek ñëw waaw maa fekkee la police bëgg tam moo fi fekkee woon waaw maa fekkee de léegi nag yàlla def na combat bi taxaw na boo ma doon jàngatal boobu combat est-ce que xam nga ne làmb ji buntu kër Fodé du subaa lañ koy bëree à domicile la ama buntu kër maamam lay bëre see waaw muy làmb ju rëy Ama Baldé mi ngi bëreeg ndaanaan mi ngi bëreeg ku kenn mënta nat ku ñëpp respecté ku waa Pikine xam dugg na fa ñaari yoon jooyloo na leen ñaari yoon te jooyloo yëpp du jooyloo yu ndaw leen di jooyloo ba ngeen xëxët parce que day bëreeg yéen façon boo xamante ne xaaru leen ko woon xam nga Eumeu Sène ci carrière am jàpp na ni bu doon nelaw Modou Lo mënu koo yee njuumte la dafa mel ni loolu moo dal Balla Gaye ci Eumeu Sène loolu moo dal Balla Gaye ci Eumeu Sène dal Modou ci Balla trio la day tourné danoo mënante
danoo mënante mais Ama Baldé xale la il est 90 Ama Baldé mbooloo mi ci ginnaawam da ngay xool rek Neymar kenn mënatu koo téye ci football xale la daa gëm boppam daa yëg li ne ci moom Ama Baldé looloo ko dal baay ba mbër la maam ja mbër la ay magam mbër lañu ay raqam yu jigéen ak i magam yu jigéen sax ay mbër lañu kër ga ñëpp ay mbër lan ay jarbaatam ay mbër lan ay doomam ay mbër lan ay mbër lan waaw muy dajeeg nag le roi des arènes l'homme qui mérite le plus de respect ci làmb parce que tollul ni ñoom te bëri na ba dugg ci seen biir gañe leen doon roi ci seen biir te lu bis rëy rëy du ko dépasse. déedéet ak ko antan bi muy bëri bis bu mag boobu xale la Médoune moo ma yóbbu woon ci bisam ak Issa Pouye defloo na ma lu ne. ci yàgg Médoune kii toj na réew. ci yàgg Médoune xamuñu ko àddina xamu leen. kii mooy réew nii mooy réew. keroog bi muy daje ba Modou Lo di dajeeg Issa Pouye Médoune daa dugg si ànd ak Babacar Ndiaye ak Mansour ñu daw ma daw topp seen ginnaaw ba seen benn xarit caméraman la woo leen fekk télé boobu ñoo doon def direct ñoom dañoo ñëwoon rek di bantamba xaritam bi woo leen ne leen mënoo leen seen bis bi su jàmbur rek ngeen mën motaar la dugg see ci làmb ji yàlla na leen fi yàlla bàyyi parce que ñii bu ñu fi yàggee ñii ñoo mën a defar làmb parce que ñoom xam nañu làmb nit ñi nag duñu leen faral di gis ñuy wax du ñuy dem ci ñoom di leen laaj seen xalaat mais ñoom ñooy làmb ji parce que ñoom yàgg nañ ci làmb ji macha allah. jërëjëf Mamadou looy tàggoo di la sant sunu waxtaan bi neex na. neex na lool di la sant di la gërëm di ñaanal encore une fois sama maître bi wallahi du caméra bee tax ma wax ko moom xam na yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla sàmm yàlla nga am sa télévision bopp ci barki Mouhamadou Rasulullah di la kontaanee yow Fadal sama mbokk nga sama xarit nga man ak yow Pikine la woon ca jamonoy parfum chocolat ya dafa am jom parce que ci ambulant la nekkoon di ci góorgóorlu doon jàmbaar doon xale banlieue li ñuy wax ci xale banlieue mooy day gëm boppam te loolu xam ci laa xam sa waa koñ yëpp. tourné ma fekk la gël tàpp di la jaay parfum déodorant ba bu neex chocolat la am amatul sax daa manqué fuñ daje man la ana chocolat bi amatul ca la manqué ca la manqué ma lay ñaanal sunu borom defal la jàmm defal ko réew mi di ñaanaat encore une fois njiitu africain yi dafa am lu xew Mali te loolu xew Mali message la ci ñëpp am na ay président yoo xam ne dañuy bëgg a toog ci nguur def fa 70 ans mënta ne nguuru yàllaa dul jeex nguur yëpp ay jeex ku sa nguur war a jeex rafetal ko nga woo ñeneen ñi may leen seen chance ñu ñëw toog mais bu ñu toog ci nguur yi li dal IBK ñaanuñu mu dal ci beneen réew li dal waa Mali yàlla bu mu dal ci beneen réew mais na nguur yi bàyyiwaat xel te bàyyiwaat xel seen jeunesse en ce moment l'Afrique a une jeunesse consciente en ce moment l'Afrique a une jeunesse boo xamante dañu gëm seen réew tubaab bii daan fi ñëw di ñu nax tollootuñ ci jamono boobu toll nañ ci jamono boo xamante nous les Africains nous pouvons nous défendre et nous savons nous défendre et nous allons nous défendre incha allah. jërë ngeen jëf fii la ci Dakar Buzz ak Impro Médoune Diouf la ak ki nga xam ne mooy Amadou man Fadal muy mbégte ci man nag ndax moom li mu wax ci man lépp ci moom la nekk ndaw la loo xam ne sunu frère la doon nit ku baax nag ba pare nekk ci métier bi di yaatal ndax mënoon na ni rek moo nu jiitu ci métier bi bu ñëwee mu doxalee ñeneen mais yàlla rek a tax nuy wax nit ku baax nit ku woyof nit ku yaatu nag ku mën a muñ ku mën a supporter dina conseiller nag kon yow jëriñoo ne loo wax ci ñun ci yow la nekk ñu ngi ñaan yàlla defal la jàmm bàyyi la ak sa wéjur bi te guddal fanam nag ba émission yi nga bëgg a drainer foofu yëpp yàlla defal la ci ndam ci barke Yonent bi fii la rek ci Bantamba TV la woon seet woon moom doon waxtaan tey maag moom waxtaan ci làmb nag waxtaan ci actualité di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu nag kenn ko xam ne kenn ci man muy jàpp nekk ba Amérique maa ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal jàmm ak sutura di ñaan réew mi jàmm rek te ñaan Covid bi jàlle jële ko fi ndax géwél yi mën a saaj